waaleykum. Hôpital principal ñaari garçon ak benn patient le benn waay bu fa ñëwoon di visiteur indi leen wopp Covid-19 mettre nañu leen en quarantaine directeur hôpital ba jël dogal visite dootu fa am wopp jëy li ka sabab président Macky Sall jël dogal ci ñiy saytu séddalem dund mi bokk na ci ay cadre ak itam ci opposition parlementaire ak itam ñeneen ñoo xam ni ñooy saytu ni ñuy xoolee gestion wu séddale dund bi ak itam xeex Covid-19 Grand Médine dañ ko épargné woon ci Covid-19 jël na wàllam léegi woppa ji de yegg na fa Alassane Baldé dana ci dellu soit ak ñun yeneen ci ay dëkk itam Touba ak Pikine ñu ngi continuer xeex wopp Covid-19 xibaaru tàggat yaram moo ciy dominé moom coronavirus bay ma anta mbub la ñu ciy àndal yéene kay la ñu koy ndax keppek Alaaji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Mansour. xibaaru dem beeg dikk bi itam ak image yu Covid-19. voilà merci beaucoup Covid-19 jub ay jafe-jafe yu tar ci route nationale bi foofu toll rek arrêt boo gis rek fes na dell ak ay nit jafe-jafe oto tax na ba ñu si ëpp dañuy dox ci route nationale bi des ralentissement la ñu seetlu ci fi nga xam moom mooy diggante ba fi nga xam mooy jàmm gën jëm fi nga xam mooy échangeur Poste Thiaroye daanaka aussi boo wàcc échangeur boobu lay jëm rond point six aussi ay jafe-jafe neen la rond point Cambérène naka noonu c'est saturé vous allez rencontrer beaucoup de difficultés sur ce trajet ñu talal ko jël autoroute bi par souci du côté de Mariama Niass fekk aussi da nga bëgg a dugg Colobane foofu lay bëri na loolu jafe-jafe une très longue file de voitures daanaka sax police dafa séparé ñi nga xam ne ñoo nar a tàllal utali fi nga xam échangeur bu Malick Sy ak ñu dugg bëgg a dugg du côté de Colobane les hommes du lieutenant Niang sont passés par là Mansour. ci kanam lambat leen. Zik FM. salaamaaleykum hôpital principal bu Dakar le ñaari garçon de salle ak benn patient contaminé ki ko def benn visiteur la boo xam ni dafa ñëwoon am wopp coronavirus. mooy li tax ñooñu ñu mettre leen en quarantaine lu mooy loolu itam ki jiite hôpital ba di médecin général brigade professeur université la sàkku itam ci hôpital ba ñu daal di dakkal di nangooti bépp visiteur benn note de service la daal di génne ñu affiché ko ngir dànkaafu balaa wopp ji di law foofule. président Macky Sall jël dogal ci ñi yor gestion bi jëm ci dimbali ak taxawu ñu tuddee ko force wala fonds force Covid-19. bari na kàngam ci wàllu politique wàllu société civile ba ci taskatu xibaar ñoo xam ne bokk nañu ci ñu sos boobule kuréel ngir mën koo saytu ci na mu jaadoo Fatou Abdou Ndiaye ñooñu ñu mu tabb ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a bokk ci comité de suivi bu ñeel opération fonds force Covid-19 waaye politique yi ñu daat leen ci ràññee bokk na ci Issa Sall nekkoon candidat élection présidentielle teewal non inscrit yi ci booba comité ci assemblée nationale Toussaint Manga teewal kujje politique gi ci assemblée nationale moom it bokk na ci Seydou Diouf teewal majorité bi ci assemblée nationale moom it bokk na ci ku ci mel ne it Alioune Sall ñu daal di ko ci ràññee mu jiite association maire yu Sénégal moom moo teewal élus territoriaux yi waaye it Aïssata Tall Sall mi nga xam ne parti politique bu fare ci nguur gi la daal di teewe moom it bokk na ci ak Habib Sy mi fare ci kujje politique gi ba ci sax Pape Diop mi nga xam ne moom non aligné la bokk na ci comité de suivi boobu ay way politique rek nekkuñu ci am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir ku ci mel ne waa société civile waaye secteur privé ku ci mel ne Mbagnick Diop syndicaliste yi ku ci mel ne Mademba Sock ak ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi di Mamadou Ndaw Ascosen ak maître Massokhna Kane ñoom ñëpp nag askan wi di leen xaar ci li nga xam ne moo ñeel naka la ñu war a doxalee ba loolu nga xam ne 1000 milliards la ñu jagleel ko ñi ñu ko jagleel koppar gi ñëw ci ñoom ak anam nga xam ne moom la war a jaaree muy tëddee njaaxaanaay. Fatou Abdou Ndiaye fàttaliku leen ni bari na ay doomu Sénégal nag yu nekkoon ci migration ci États-Unis bokk nañu ci ñi dee ci wopp Covid-19 xam ngeen ni immigré yooyu di ay doomu Sénégal at mu ne daan nañu dugal ay milliards yi milliards ci wàllu transfert fii ci Sénégal bi seeni mbokk ñàkk leen ndax ñi ëpp ci ñu doon taxawu seeni ay mbokk ci wàllu consommation maanaam lekk la doon gisatuñu leen tey jii kon am na turu bu ngand boo xam ni bàyyi na ko ci ñoom lu mooy loolu itam coronavirus boobee nag kon doomu Sénégal yi daan yónnee fii ci wàllu transfert te doon njëriñ ci askan wek ci nguur gi yépp tey jii yeyoon nañu ay reconnaissance yu am solo yoo xam ni réew mi war nañ leen ko jagleel. lu may loolee itam seen situation actuellement ñu ngi jooy ndax dañoo gis ni bari na ay jafe-jafe yu ñuy jànkuwanteel ak seetaan daanaka dañoo mel ni ay nit yu amul ndey boo ko déggee mooy gisuñu état bu leen taxawu ci na mu jaadoo bi leen ci gën a metti nag mooy seeni néew yi dee te ñu leen di suul ca fa ñu deewee xalaatuñu leen a transféré ndax ñu ni bañ wàllaateeg yooyee di wopp Covid-19 Covid a bon loolee des na ci dellu soit te Covid joojee kat daa mel ni dakkalagul ay jéegoom fii ci Sénégal ndax fu mel ni quartier Grand Médine
nga xamante ni bi ba léegi dañoo muccoon ca wopp ja jël nañu léegi seen wàll ñoom itam yokku ci yeneen i quartier yoo xamante ni bi amoon nañu déjà Alassane Balde nu Covid ji duggee ci Grand Médine. gannaaw Parcelles Assainies ak Cité Soprim district nord bu Nabi Choucair nag am na beneen cas bu yees lu jëm ci wàllu mbas mi di Covid 19 mu di ab soxna bi nga xamante ni mu nga dëkk ci quartier Grand Médine ci commune bu Patte d'Oie commune bu ni mel nag daal di am ñaareelu kaam gannaaw cas communautaire bi nga xamante ni nemmeekoo nañ ko ci ay bés yu ñu génn moom la di waajur ñu ko daal di testé positif ni démb ci ngoon suñ sukkandiku ci xabaar yi nga xamante ni jot nañ ko soxna soosu nag mu nga bawoon ci yëmbal fi nga xamee ni fa la dëkkoon fan yii yëpp laataa rek muy ñëwaat fi nga xamee ni mooy ci quartier bi saa si tamit nag seen kër ga daal nañ koy désinfecté niki démb ci guddi njaboot ga fa nekk nag ñu daal leen quarantaine mu des nag ñu daal di saytu li nga xamee ni mooy cas contact yi dinu men tax ba limu ñi nga xamante ni amee nañ doomu jàngoro bi ci district nord bu Nabi Choucair daal di yokku dem ba fukk ak juróom-ñaar cas bu ni mel nag ñu jàpp ni niki tey ñi nga xamee ni mooy waa kër docteur daañu ko rek dëggal Grand Médine la San Balde Zik FM. San Balde ce n'est pas trop tard de maîtriser la situation mooy kàddu yu mujjee génne ci professeur Moussa Seydi mi nga xam ni njàmbaateem leer na ci xeex gi ñuy xeex wopp Covid 19 jiite pàcc gi ñu jagleel wopp yi wala te ci hôpital Fann ci diwaanu Pikine itam ñu ngi continuer di xeex wopp ja waa commission communication communautaire daal di engagé wu ci comité national gestion des épidémies fas yéene suubu ñoom itam ci xeex ba. méthode ba ñu jël nag bu ñu sukkandikoo ci docteur Ousseynou Gueye mooy taxawal benn point d'information fële ci marché wala centre ci marché central au poisson ngir gën a ñaax nit ñi ndax jàpp na ni sensibilisation lu am solo la ci xeex wopp Covid 19 Younoussa Baldé. marché central au poisson bu Pikine lu gaa yi doon amu ci wàllum recette bis bu nekk wàññeeku na bu baax a baax feebar coronavirus ko waral Abou Mbaye mooy directeur marché ba. koom-koom yi moom metti na lool waaye jamono bi ñu toll dafa naa koom-koom bokkul suñu xalaat. bu weesoo mesure yi ñu jël ngir xeex feebar boobule acteur marché central au poisson bu Pikine renforcé nañu dispositif bi ñeel xeex coronavirus ñu amal fa benn point d'information ak sensibilisation. xam ne léegi ku bëgg xam di feebar bi da ngay ñëw ku bëgg xam lu feebar bi di bëgg da ngay ñëw laajte ko ku bëgg xam lu feebar bi di bañ ñëwal nu wan la ko ku bëgg xam ne nii sole masque ñëwal nu wan la ko zone d'information bi ñu ngi ci disposition acteurs yi ñu ngi ci disposition usagers yi. dañu sukkandiku ci ku jiite commission communication ñeel engagement communautaire bu comité national de gestion des pandémies sensibilisation bi am na solo loolo ci wàllum xeex coronavirus docteur Ousmane Gueye. pour mu jógee fi nag il faut yow ñoom ak man ñu xam lan mooy coronavirus. wax la aussi nan nga war a def pour feebar bi bañ laa dal mu bañ a law ci askan loolu la nekk di def ni te lu am solo la. ay téeméeri masque jot nañ ko fa tamit distribuer ngir jàppale mboolem mareyeur ak ku ñëw ci marché central au poisson bu Pikine. Younoussa Baldé maa ngi lay jaajëfal bokk na ci liy musal nit ñi ci wopp jooje itam fexe ba fàtt pax yi virus ba mën a jaar bët ba kenn ak gémmañ ak yu mel noonee mooy li tax ministre de l'intérieur jël dogal képp kuy génnati même boo nekkee sax ci sa watan na nga takk masque ndax dina tax doo mën a wàll kenn boo ko amee keneen itam bu ko amee du la ko mën a wàll méthode la ci wàllu xeex bi loolee itam am na solo ministre bi nga xam moo yox lu jëm ci wàllu emploi ak formation professionnelle amal tukki nemmeeku ci atelier tailleur yi nga xam ne formé nañu leen ngir ñu mën a xam yan xeetu tissu la ñuy jël ñaw ko ay masque ngir nit ñi mën ko séddoo yomul ci tukkib nemmeeku ba Dame Diop dafa commandé wàlle lu toll ci 1 million casque ci turu état bu Sénégal ngir mën ko distribuer mu doon njariñ ci askan wi Idrissa Diémé. pandémie bu coronavirus nasaxal na secteur yu bëri rawatina artisanat bi waaye ak programme bu ñu duppee 1 million de masques unité de production yi sax dinañ mën a noyyiwaat ak commande yi ñu jot a am Dame Diop moo nekk jëwriñ bu ñu dénk wàllum xëy mi ak artisanat. suñu mbokku tailleur yi artisan yi ñi ci bëri seen liggéey dafa taxaw ñu ne kon bu ñu lancé benn projet 1 million de masques jox leen ko ñu liggéey ko dina tax ñu am liggéey dina tax aussi ñu am expérience ci defar masque ci nu mu gën a gaawee. boobu production sax mën a laal fu ne laata beneen projet wu état bi. am na programme 10 millions de masques yoo xam ne bu nga état bëgg na ko lancé ak la DER loolu nag day tax ñii nii nga xam ne tey ci commande 1 million bi mën nañ liggéey bi waree nañ seen bopp mooy rafet lu baax li ma gis parce que fi ma dem yëpp gis naa ne borom atelier ñu ngi jël ay ndaw di leen liggéeyloo. tànk nemmeeku bu jëwriñ bu ñu dénk wàllum xëy mi ak formation professionnelle ak artisanat mu ngi ko doon amal ci ñetti unité de production yi yëngu ci wàllum masque tax na ba ñu nemmeeku capacité de production suñu artisan yi di sa jëme ca Diamaguène Sicap Mbao Zik FM.
Idrissa Diémé ministre bi de moom def na moom la mu wax moom ndax ku dégg ni muy waxe xam ne booba ma nga takk masque am ay digleen takk masque te doo ko takk yi day xaw a doy waar. Touba itam am na benn daayira bu tudd Ahlu Café Touba ñoom itam xam nañu takk masque na mu amee solo yëg itam wopp jën muy màggee mooy li tax ñoom itam ñu fas yéene defarlu ay masque yu bëri séddale ko muy seen taxawaay seen jéego ci xeex wopp Covid 19 lu néew daañu defarlu lu toll ci 5,000 masque Abdoulaye Diagne. ngir fexe ba jëmal dogaluk ministre bile daal di bëgg kenn ku ne di takk masque buy génn daayira Ahlu Café yi soobu ci lu nu mel ne ci Touba dana fexe ba kenn ku ne am benn masque Abdoulahad Dieye di coordonnateur u fédération Ahlu Café Touba. coronavirus fii ci Touba tam xam nañ ne am na fi moo tax ñun ci xeex bi bokk na ci li nga xam ne moom la ministre de la santé digle muy sénégalais bu ne am masque di ko takk ñaw nañ lu mat 5,000 masque dañuy continuer liggéey bi. tax ñu bëgg a sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tailleur yi te am xam-xam bu ni mel ngir ñu jàppale leen ba sumb bile ñu yeggale ko Amdi Moustapha Ba ak Omar Fall Samb bokk ci Ahlu Café Touba Couture. masque yi chinois yi mi ngi fii ñëw te it matatul Sénégal dafa war a am téere yoo xamante ne si war nañoo war a mën a ñëw masque yi di koy distribuer comme gratuitement. d'ici une semaine incha allah rabi masque yooyu dina wàcc population bi lépp li ñuy defar fii gratuitement lañ koy maye. noonu ñuy dalal xel yi ne dinañ wàccoog lépp loo xam ne moom la laaj. dañuy dem xool tissu yi sell lool bu nooy bi parce que bakkan dafa nekk loo xamante daa war a am lu muy inspiré. daayira Ahlu Café Touba yemul fu ni mel ndax guddi ko jot dina topp ñi nga xam ne ñoom ñooy way takk der yi kenn ku ne mu jébbal la loo xewloo ci guddi gi diirub couvre-feu bile. Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal ñu wax ci Covid 19 ak musibaam ci àdduna bi ba mu juddoog léegi weeru décembre moom wopp ju bon joojee dalagul na lu toll ci 2 millions ngi nit. ak juróom-benn téeméer rek fanweeri junni nit ak juróom muy 2,630,005 personnes testé nañu leen ñu positif ci Covid 19 ci àdduna bi ñam rey itam xaw naa bëri toll na ci 180,470 personnes ñoo deewagul bi ñu commencé di xayma wopp jooje ak léegi ci àdduna bi. bu ñu seetee nag yooyu lay dese am na itam ñoo xam ni wér nañu am na itam ñu hospitalisé dina gën a yaatu ci point Covid bi ñu leen di defal bis bu nekk ñu ci mat a fàttali rek di wopp Covid 19 jooje itam sabab na waa Sénégal jël nañu dogal boo xam ni nag kenn du wala waa ministère de la culture kenn dootu def ay tournage ci sketch yi jàll ci télé yi ci weeru koor gi jaxasoo ga la ñuy bañ ndax la mën a indi ci ay njombe waaye nag taxul ñoom ñu jël benn dogal ci diffusion yi ndax nee na loolee concerné wu leen tournage bi moom du jàppandi waaye ya noppi xëy na mun naa jàll ya noppi it nag waa Sénégal dànkaafu na am na yenn xeetu sketch yoo xam ni daanaka ñaawal diine ja nga bokk la imaam juy juubook dinaan ndox digg bëccëg ak naan ataaye imaam juy topp xale yu jigéen ak yëpp daanaka ay xeetu insulte la dafa ñaaw lool ci bu sam xel dee nàcc mën ngaa tourné neneen lu reetaal loo nit ñi walif luy gàkkal diine ja nga bokk wala diine ji weer wa nga nekk yitteel yooyu yëpp Babacar Diagne génn na communiqué buy dànkaafu ngir ñi seggat xeetu téléfilm yooyu nga xam ne am na ci am fayda waaye am na ci ñàkk fayda lool te ñu koy jàllale ci télé yi. ngeen di tatagal xibaaru suba gi ci kàllaame ko ci barma ci Zik FM fukki simili ak juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. Aba nag situation tali bi xatul de waaw xat na de bu fekkee da ngay dugg Ndakaaru bu fekkee da ngay dugg Ndakaaru mais ci ginnaaw moom amul benn jafe-jafe bu fekkee da nga bëgg a dugg Colobane xat na lool ci accès bi bu fekkee aussi yéen ñi choisir la route de Yaraax ay ralentissement ñoo leen trajet boobu la ndax ay travaux en cours tax na ba dem bay dëkk bi dafay lompoñ fekkee aussi da nga bëgg a dugg pompier foofu laa féete fu mu toll nii foofu leen très longue file de voiture pour ñu bàyyi ko fële du côté de Colobane waaye foofu la policier doxale lu mel maanaam dañoo séparé ñu bëgg a yëg échangeur Malick Sy ak ñu bëgg a dëgg du côté de pompier tax na ba ñooñu accès boobu la tax ko échangeur du sens unique lañ ko def da ngay progresser ba fi nga xam mooy Grand Théâtre même si y a beaucoup de véhicules mais en France boobu la sens unique la tax na ba oto bi fa egsi rek mën nañ progresser soit nga jaaree fa utali avenue Lamine Gueye wala boog nga progresser romb Grand Théâtre utali centre ville de rappelé ay lenteur maanaam jafe na loo pour ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Colobane bëgg a dugg pompier foofu la une file de voiture au ralenti mais police a fa ngir gérer boobu la situation ba RTF foofu la jëm RTF moom tax ko métti loo oto yi ñu ngi circuler tranquille même si y a quelques lentéragements suuf kanam lambat la Actu Sport.
sport ñu ànd ceeg Baye Ma Anta Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ñu wax ci football ak Ligue France football ak coronavirus. waaw jàppal nag Ligue football professionnel bu France seen bébét rek mooy nag ñu tàmbali ñoom tamit jëm nag ci wàllum test yi nu mu gën a yaatoo rek ngir ñu mën a tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum entraînement yi foofu nag moo tax pexe yi ñu bëgg a teg bokk na ci tàmbali nag lu jëm ci test PCR ñu gën koo xam ci test réaction polymérisation en chaîne muy nag jël ñu bëri testé leen ngir xool ndax am nañ Covid-19 wala déet te loolu sax bëgg nañ ci nag jënd lu toll ci 50 000 tests ngir nag tàmbaliwaat lu jëm ci seen wàllum entraînement niki nag ci ndorteelu weeru mai gi jàpp ne sax bii la initiative moom dina nag génnee xaalis bu bëri jëmale nag ci ngir ñu mën ko jëmbal foofu ci France waaye nag lépp luñ ci bëgg rek mooy tàmbaliwaat na mu gën a gaawee lu jëm ci championnat bu France foofu ca jugal. ñu wax ci coronavirus ak Premier League ñoom luy seen taxawaay. waaw jàppale nag Premier League bi ñoom bëgg nañ nag bés bu ñu reprendre lu jëm ci wàllum championnat bi ñu bébét ne nag soo moyul dinañ ko def nag huis clos maanaam kenn du ko seetaan waaye nag ñu ngànk boobule Premier League ñoo ngi waxtaan ak télé yi nga xam ne ñoom nag ñoo yore droit diffusion yi ngir nag ñu mun ko gën a nag fësal fépp ba nag askan wi nga xam ne duñ ñëw ci stade yi ñu mën ko seetaan waxtaan boobu daal jàppale nag kuñ dénk wàllum culture foofu ci Angleterre moom nag commencé na ko ci digganteem ak télé yi nga xam ne ñoom ne nag ñoo diffusé match yi foofu ci Angleterre. alors UEFA nag li seen taxawaay. UEFA jàppale nag ni ki tey dinañ amal ab réunion boo fas yéene ci ànd ak 55 association membres yi bokk ci boobule kuréel lépp rek ngir xool nag yan matuwaay la ñuy jël ngir tàmbaliwaat lu jëm ci wàllum championnat yi calendrier bi xool ak tamit lu jëm ci wàllum compétition continentale yi yu ci mel ni Ligue des champions ak Ligue Europa waaye nag ba fii amagul benn ndogal bi nga xam ne nag ñii di waa UEFA jël nañ ko te nag bu ñu ko fas yéene jël tamit dinañ ci waxtaan ñu ak autorités sanitaires yi ngir xool ndax tamit bu ñu ko jëlee du ñu gaañ kenn ak wopp gi di coronavirus. Haj Mansour kon nag fii la ñuy ndax keppee lu jëm ci wàllum xibaar tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye Ma Anta Mboup ñu xuus ci xibaar yi. CCBM Automobile, représentant exclusif marque Volkswagen d'origine allemande, numéro 1 des ventes